Dans cette vidéo dañu découvrir 10 conseils pour réussir d'Emmanuel Macron mi président bi nga xamné mo gëna néew ay at ci histoire français nek itam président bi gëna néew ay at bo xamné fal nañ ko démocratiquement. Kon préparez wu len ñu dem découvrir 10 conseils. Allez, let's go. Avant nak dina def ben parenthèse bu ndaw pour yow mi nga xamné bokko ak mom gis-gis politiquement ndax loolu da fay am bu la loolu empêcher nga jariñu ci li nga xamné mom lañuy waaj wax. Numéro 1 moy nga am vision ci li ngay def ndax parfois da ngay dajé ay nit ñu né la waro def li faaw nga am ño andal, c'est pas possible mëno dem yow kasse. D'accord, mais vision da lay permettre nga mëna différencier ñi nga wara andal ak ñi nga warul andal ci voyage bi nga xamné fassiyene nga ko sobu. Ndax Macron sa mi ngi koy wax ci ben séquence vidéo mu né képp ko xamné bokkuma ak yow vision dama lay considérer né bokkuñu parti. Donc déjà vision dina tax nga xam man kan la wara andal ak kan la wara déglu ak nan la wara doxalé ba taxawal li nga xamné mom la bëgg tek. Numéro 2 moy comprendre l'inexplicable ndax parfois rêve kenn ku nekk da nga am monde intérieur ak monde bi nga xamné ñun ñëpp ñoko bokk. Monde intérieur bobu nak li nga xamné mo fay xew ak ni nga gisé sa rêve ndax dafa am ben situation mu né lépp lo xamné rêve nga ko rek jappal né mën nga ko défar. Ndax motax Einstein moy imagination mo gëna am solo que yeneen mbir yi. Donc lolu li nga wara comprendre moy amna yo xamné nekkul né ay mots mom ngay ñëw diko expliquer yeneen doom adama yi ndax mënul nekk. Légui nak li lay dimbalé fofu bayil acte yi ngay def dila waxal résultat yi nga xamné mo nga bëgg ak fi nga bëgg dem. D'ailleurs Oprah sax mi nga am ben passage bu muy wax mu né laissez l'excellence parler à votre place. Donc ça c'est très important pour nga comprendre l'inexplicable waye pour expliquer yenen doom adama yi bayil jëf yi defal lako. Numéro 3 moy agir juk nek ci ndax da ngay gis ño xamné bo liré sen projet wala ñu présenter ko non machallah c'est du solide am nañ ay idée xam nañ fiñ bëgg dem mais duñu agir duñu juk duñu poser ben acte té lolu mënul ñak ndax nekkul né ci sa plan yi ngay élaborer wala théorie yi ngay ñëw wax fi ci lolu lañ lay atté non mais acte yi ngay poser ci noonu lañ lay atté. D'ailleurs Steve Jobs mu né point yi ñi ngi connecté wo ci ginnaw bi nga défé voyage bi wala chemin bi ba paré mais pas avant. Lool nak boko comprendre mo lay indil problème yu bari amal projet bi gëna am solo ci aduna bi plan yi gëna am solo ci aduna bi daq théorie mais bu féké do def ben acte do agir c'est égal à 0. Numéro 4 avoir un impact. Impact nak moy nga xamné li nga nek ndax képp ko xam da nga jub né da ngay essayer de rendre les choses meilleures wala créer une valeur ajoutée rawatina fi Sénégal jappal né critique ak jugement yi day dal ci sa kaw. Loolu suñu sëriñ bobu Sëñ Abdou Lahad doon wax mu né buma défé li ñu wax li buma défé lé ñu wax lé nga def lénen ñu wax lénen. Donc même ki nga xam dafa tëju ci négam deful dara amul ben njariñ créewul dara koku lañuy wax ak di tek ci ay daram asama ki nga xam né yow da nga jug né da nga ñëw pour jéema li mbiri ndax Sénégal fi dafa bari médiocrité ak ño xam né dañoo complexé tax na ñom duñu def dara te ñi nga xam né fofu point bi ma ci soulever ñi nga xam né souvent ñoy nek di critiquer ak ñi wax ñoñu bo leen xolé moy ko xam né du def dara day xey tok kërëm nelaw ba 10h 11h midi xey yaayam wala papam jox ko ndeki après mu togaat ci garab ji ba ngon jot mu dem teddi nonu rek lay nek di tourner du def dara. D'ailleurs bu gisé ko xam né mi ngi xoslu ci benn mbir ak lu mu ndaw nga nek di ko jéma critiquer te xamone koku mo la tay ndax même au moins conscient na né man dama wara bok ci acteur yi mais waruma nek fétéwo di sétane ndax lolu moy tax changement am rawatina Sénégal suñu problème faawu ñu jog défaral ko suñu bop. Numéro 5 am estime de soi. Fofu nak ñaari hypothèse moy ñew estime de soi ak amour de soi bokul te ñu bari dañ koy xawa jaawale ndax amour de soi amna solo mais qualité bu xawa ki la ndax souvent moy yóbbu ñu bari ci narcissisme ak yeneen ya ci aju. Bu dé estime de soi nak bobu moy yow ku la xamul nga xam sa bop ndax nit yi da ngay tollu ci ben jamono bo xamné par exemple dañuy ñëw né la occuper le chaise bi togal chaise bi yello nga ko mais bo togué chaise bi dañuy ñëwaat né place bi nga jël chaise bi dafa bari. Exemple bi nga xamné motax Macron indi ko d'ailleurs bi mi doga tambali campagne am ñepp dañ ko doon attaquer
personnellement di ko wax ne kii daal amul programme ci boppam rek lay wax nangam ak nangam. léegi nag bi mu fexee ba présenter programme ñu ñëwaat di ko attaqué ci jëmmam ne ko lan moo tax nga ñëw ne dafa am lu la neexul ci sa bopp te bu fekkee am nga estime soi dina tax nga mën a jël ay décisions yu baax mais dina la permettre aussi nga mën a garder benn distance ak yeneen doomu aadama yi ça c'est très important. Numéro 6 être réaliste. Réaliste nag du di rabaisser sa bopp wala di tuutal sa bopp non mais être conscient ak di analyser mbir yi objectivement. te itam ngay xamal ñi nga xam ne dañ lay jéem a dissuader ci sa plan wala di la jéem a détourner ci sa vision nga xamal leen ne nekkuloo ko naïf koo xam ne ay mbir yu facilement wala ñëw ay blabla benn ñaar ñett rek nga abandonné non damaa xam fi ma jëm ak xam li ma bëgg a def looloo tax yenn yi du tax ma génn ci. te itam réaliste mooy bu fekkee da ngaa bëgg juróomi dërëm par exemple te doo def lu lay may dërëm ça day xaw a compliqué. ndax un jour dafa am benn histoire bu ma leen nettali foofu dama dem ci sama benn sëriñ ma ne ko dama bëgg ñu ñaanal ma am ay démarches yu ma doon def léegi nag mu ne ma ndax toppatoo nga papier yi nga xam ne moom ngay soxla foofu ba pare ma ne ko non mu ne ma da ngay dem nga toppatoo papier yi après nag boo doog a ñëwee ñu doog a ñaan kon mi ngi may jox orientation pour ne ma ñaan baax na solo trop mais dafay am ci ay mbir yu muy tegu ngir ñaan gi mën a logiquement sax da ngay xam ne ça mooy tax ñaan gi nangu donc yooyu ay aspect la yoo xam ne la boo comprendre dina la dimbale ci yu bëree bëri. Numéro 7 prendre ses responsabilités. loolu nag damay gis ay ñoo xam ne ay directeur lañ wala yenn njiit yi wala même ay jeunes yoo xam ne dañuy jéem a créer seen propre boîte dañ fi am ay problèmes yu bëree bëri ndax société Sénégal fii du ñu encouragé kenn mu jël ay responsabilités am te mënoo di jiite nit wala ne da ngay aspirer pour nekk au sommet te doo jël benn responsabilité ndax ragal diw damay mere wala bu ma jëlee lii kii du bokk ak man xalaat loolu ça c'est normal bépp mbooloo buy ànd boo am na ay dogal yooyu jël yoo xam ne man du ma ci ànd wala du dëppoo ak sama xel mais résultat bi mooy tax ñu ne kii kat bu ñu yëgoon teel a ànd ak moom donc loolu il faut nga teel a comprendre ne bul bañ diw mere la wala kii mere la wala bu ma waxee d'ailleurs da nga koy gis ba ci média yi kenn day génn war a wax loo xam ne mooy responsabilité bi mettre nit yi ci ay conditions yu leer mais day ñëw di teg ay blabla di jéem a masla pour kii bañ a mer kee bañ a mer loolu du tax mbir yi dem fenn ndax jamono lu yàggul dara rek dafa am benn waay boo xam ne macha allah projet bu am solo la ci société ak problème yu bari ci jeunes yi mais li tax affaire bi du dem d'ailleurs sax envoyé naa ko message expliquer ko ne ko gis nga problème bi man li ma seetlu ne moo tax demul mooy yow jëloo sa benn responsabilité d'ailleurs bu fekkee nit yi da nga leen di jiite ñu ne yow yaay président da ngay woo Abbas wala kenn nga ne ko sa waay demal def lii laa bëgg nga def ko nii la ñuy doxee fermement loolu day tax nit yi respecté la dina tax mbir yi avancé mais bu fekkee da ngay bañ diw mer wala kee mer wala kii mooy sama mag kii mooy sama lii yooyu du yóbbu mbir yi fenn donc parfois il faut nga être ferme ci sa décision mais aussi ubbeeku ci yeneen idées yi ñëw waaye nag décision finale bi xamal ni yow yaa koy jël ça mooy tax nga egg fi nga bëgg a egg wala kuy xam ne day aspirer diriger benn groupe wala créer boîte am. Numéro 8 performant toujours nga prêt actif ngir résoudre problème ak nu ma di présenté woo ndax un jour Nelson Mandela dafa nekk di présenter benn conférence benn journaliste ñëw laaj ko ne ko ndax sa régime day basé wu ci système syndicalisme wala yeneen ak yeneen première question bi nag du ko def comme question piège deuxièmement mu ne ko dama koy reformuler ngir mu gën a leer Nelson Mandela ne ko d'accord première question bi sax comprendre naa ne lii nga bëgg a poser waaye nag sant naa la bu baax ci courage bi nga am poser ko directement daan ne ko ñun ay góor lañ ak ay jigéen yu pragmatique nekkuñu di sonn ci ay étiquette wala kii fii la féetee wala gauche droite non daan ne ko dafa am benn boroom xam-xam bu ne muus bi suñ yoon nekkul ci muus bu ñuul la wala muus bu weex li ñu amal solo mooy muus bi na mën a jàpp jinax donc ça c'est très important. Numéro 9 am envie ndax Macron dafa ne période yu mujj yi nga xam ne mooy mujj sama campagne
dina présenter même bu ko jaree ñetti meeting ci benn bis wala lu ko ëpp sama yoon nekkoo ci daan ne ko journaliste bi français yi ñoom à la fin xam nga lan la ñuy xool ki nga xam ne moo gën a am envie te foofu dina am prime bu colossal boo xam ne kii ñuy décider ne moo gën a am envie moo koy gagné te bu boobaa ñun lay nekk kon parfois nga am situation boo nekk faaw nga wane ne yow yaa gën a am envie par rapport ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo présent ndax rêve boo mën di am ak nu mu mën di doon ci àdduna bi moo xam nga bëgg a nekk président wala footballeur professionnel wala chef d'entreprise xamal ne am na ci wet gi am na téeméer wala ñaari téeméer yoo xam ne même rêve boobu la ñu am même objectif boobu te bu fekkee gënoo intelligent daq leen travail gën leen am envie kon c'est la même chose nga nekk di def. Enfin, numéro 10, savoir s'adapter. Parce que parfois nekkul ne dund bi dafa nekk benn ligne droite rek dafay am ay cycle ak ay tendance par exemple sax mën naa wax ne dund bi mën nañ ko résumer ci noonu ay cycle de haut ak ay cycle de bas ak ay tendance de haut ak ay tendance de bas léegi nag bu fekkee yow jàngoo wala amoo benn mentalité boo xam ne da ngay adapté wu à chaque situation nu mu mën di mel jàpp naa ne ci ay problème la ngay dëkk wala saa boo tàmbalee dara da ngay abandonné ndax li nga bëggul da ci làqatu par exemple day mel ne deux faces yu nekk ci même pièce bu ñu nekk par exemple bu fekkee koo xam ne dafa bëgg escalader benn montagne te bëggoo ngelaw wala nga tàmbalee escalader montagne ba ci yàgg mu tàmbalee taw est-ce que da ngay bàyyi ne tey day taw non da ngay continuer ndax escalade bi taw bi moo la ci fekk par exemple nga bëgg a dem ci benn dëkk aussi nga gis ne yoon bi dafa baaxul naqaree dem ndax da ngay dem toog non da ngay dem ci dëkk bi mais gis nga ne mënul ñàkk faaw nga jaar ci yoon boobu ngir egg ci dëkk bi nga dëkk ak même bu fekkee bëggoo ay yoon yu baaxul wala nga bëgg a traverser benn lac pour dem ci beneen dëkk mais bëggoo nager wala bëggoo jël gaal mais mënul ñàkk ndax situation bi moo présenté woo noonu donc ça ay xeeti stratégie la ak jàng mën a adapté wu ak situation nu mu mën di présenté woo ndax Macron situation bi ni mu ko ñëwee mooy ñi nga xam ne dañu nekk di jéem a protéger emploi yu yàgg yi nga xam ne ak jamono bi ni muy soppeeku ak nouvelle technologie bi donc mu ne loolu idée bu baaxul la ni ñuy def mooy xool nan la ñuy adapté woo ak fexe ba jëlaat emploi yooyu xool nu ñu ko dugalee ci àdduna bi ni muy doxee ak nouvelle technologie bi ba ñëpp mën a jëriñ. Et voilà découvrir ngeen 10 conseils pour réussir d'Emmanuel Macron yi kon benn fàttali bu ndaw rek 1 vision 2 comprendre l'inexplicable 3 agir 4 avoir un impact 5 avoir de l'estime de soi 6 être réaliste 7 prendre ses responsabilités 8 performant 9 avoir envie 10 savoir s'adapter. maa ngi noonu di bind sama conseil préféré ci espace commentaire yi te mooy numéro 7 bi di jël say responsabilités en tout cas bëggoon naa xam yow ban mooy ci sa préféré merci beaucoup. pour yéen ñi nga xam ne da ngeen bëgg a xam lu ngeen xamul woon ci seen jëmm wala am confiance en soi wala gën a performant ci domaine bi ngeen nekk maa ngi leen di bàyyil benn lien bu leen yóbbu directement ci suñu compte TikTok ndax foofu yu am solo moo fay passé au quotidien beneen vidéo incha allah.